Buonasera a tutti ragazzi, vi saluto come sempre, sono Mor e vi sto parlando da Diourbel, Njarem, la mia città natale. Ringrazio tutte le persone che si stanno guardando su YouTube e Facebook, ma faccio un applauso a tutti i follower che si stanno seguendo in tutto il mondo. Oggi avete visto che in meno di una settimana siamo ancora tornati qui a parlarvi, ad aggiornarvi, a informarvi, perché come ribadisco sempre, noi siamo sempre lieti, siamo sempre costretti ad aggiornarvi, a informarvi a tempo, soprattutto quando si tratta di dare delle ultime novità in merito agli ultimi decreti, ma anche agli ultimi provvedimenti che il governo sta lavorando. Allora, oggi ragazzi parleremo del prossimo decreto sostegno bis che finora il governo sta lavorando. Avete visto che settimana scorsa il governo ha presentato il DEF ragazzi, che sarebbe il documento economia e finanza. Questo documento ragazzi permetterebbe a chiedere lo scostamento di bilancio che potrà andare fino a 40 miliardi di euro per finanziare il prossimo decreto sostegno bis o il decreto aprile, dove verrà inserito tutti i lavoratori stagionali agricoli finalmente, perché anche oggi c'è stato l'incontro tra il ministro dell'agricoltura, delle ambientali e forestali Patuanelli Stefano, il ministro del lavoro Orlando, ma anche i sindacati per i lavoratori agricoli, e secondo alcune indiscrezioni tutti i lavoratori agricoli saranno inseriti nel prossimo decreto sostegno bis, si possono anche rispettare tutti i requisiti. Oggi vi parlerò di tutte queste cose e per finire parleremo delle ultime novità in merito alle aperture, le prossime aperture di alcuni settori lavorativi, ma anche di alcune attività. Parleremo anche dell'ultima ordinanza del Ministero della Salute, dove c'è Andrea Speranza che si fa sapere che tutti i voli che vengono dall'Africa, alcuni di questi paesi devono avere il test molecolare di 48 ore prima di entrare in Italia. Vi terremo aggiornati di tutte queste novità e cercheremo con voi a farvi capire tutte le ultime novità. Salaamaaleykum mbokk yi, maa ngi leen di ziar di leen ñaar bu baax a baax. Man la seen mbokk talibé Mor Talla Sarr depuis Ndiarème. Alors comme niñ koy defee saa su ne rek à chaque fois donc buñ ñëwaatee ak vidéo rek dañuy am ay information yoo xamante ne bi il faut que ñu egg ke mbokki talibé ak mbokki sénégalais yi nekk Italie ak li ko wër, ndax ay information yoo xamante ni donc yu leen di concerné lay doon. Alors fi ñuy njëkkee mooy dañuy wax ci ñaari bonus régionale. Bu njëkk bi bonus Lazio, région Lazio, Roma, Frosinone ak dëkk yooyu ko wër yëpp ci Lazio lañ bokk, ci jëm ci lu ñuy woy donc un fondo di sostegno fino a 600 euro. kooku ñu ngi ko jagleel lavoratori yi ñuy woy Golfo e Badanti te nekk ci Lazio bi, wala ñi yor partita IVA, lavoratori autonomi wala imprese yi, ak ñi nekk ci secteur donc del tourisme ak dello spettacolo ak ñi nga xamante ni donc ñoom ñoo yor ay partita IVA. Alors bonus boobu moo ngi toll ci 600 euros depuis le 7 avril bi passé. Alors demande yooyu démarré woon na. Mbokki taalibe yi mën nañ dem ci seen communes yi ak dëkk yi nekk ci Lazio ñu laajte ko, wala ñu dem ci café wala patronato yi bu ñu amee réquisites yooyu rek bokk ci xeetu liggéeykat yooyu nga xamante ni donc affecté wu nañ bu baax a baax ci l'emergenza del Covid-19, dinañ mën a laaj bonus boobu. Deuxième bonus régional bi moo ngi concerné la région di Lombardia. Lombardia bu ñu ko waxee xam ngeen ne capoluogo bi moom mooy donc Milano, ñu gën ci xam dëkk yu mel ni Brescia, Bergamo, Varese, Lodi, Como ak dëkk yu mel ni ñoom. Donc xam ngeen ne région Lombardo lancé na il bando fondo per sostegno famiglie, donc mu toll ci 500 ba 1000 euros ñu jagleel ko bépp famille boo xamante ni rek yow yaa ngi ci province Lombardia bi, te dinañ leen limal après dëkk yi mu concerné ñu am fa résidence ak ñu am fa doom joo xamante ni bi dañ koo jël en charge fino 18 anni dañ am résidence ci province yi ñu leen di limal après di Lombardia, te aussi ñu affecté wu bu baax a baax ci li ñuy woy donc l'emergenza del Covid-19, moo xam seeni reddito wàññeeku bu baax a baax bu fekkee dañ doon liggéey wala ñuy jël cassa d'integrazione wala ak guadagni wala donc ordinario
wala donc ñuy jël beneen ndimbal boo xamante ni bi rek pour doon yokk seen i rédute lay doon te seen i donc activité laborative affecté wu bu baax a baax, wala ñu nekkoon ay laboratoire autonomie donc subir ay calo di facturato donc perte bu baax a baax ci diggante mars 2020 ba octobre 2020 buñ ko comparé ak mars 2019 ba octobre 2019 ñu subir calo boo xamante ni dem na ba ci 1/3. donc ñooñu bu boobaa mën nañoo dem dugal bonus boobu ginnaaw bi nga xamante ni am nañ famille yu ñu jël en charge. ak aussi ñi nga xamante ne dañoo nekk désoccupato ci lu commencé donc le 31 janvier 2020 rek. alors bu fekkee da nga nekk désoccupato te réquisites yooyu ñuy wax nga am ko, mën nga dem dugal bonus boobu ñi nga xamante ni moom la ñu wooy donc il bonus sostegno per le famiglie. te aussi beneen réquisite bi am solo ñu fàtte ko mooy il faut tamit nga am ISEE nucleo familiare boo xamante ni bi donc passé wut 30 000 euros. ISEE boobu day nekk ISEE 2021 boo xamante ni donc passé wut 20 000 euros 30 000 euros. de ce fait bu ngeen demee ci site Lombardia bi, région de Lombardia bi ak seen SPID wala seen carte nationale de service wala seen carte d'identité électronique wala donc seen yeneen crédentials da ngeen mën a am accès ci bonus boobu pour def ko ginnaaw bi ngeen amee réquisites yi, wala ngeen dem si CAF yi wala patronato yi nga xamante ni donc ñoom ñoo nekk ci région de Lombardia. alors nii la ñu répartir bonus boobu noonu ci province yi nekk Lombardia. ñu ne li commencé ci le 12 avril ba le 19 avril ñi nekk province Lecco et Monza Brianza mën nañ présenter demande bi. à partir du 13 ba le 20 avril ñi nekk Bergamo province Bergamo ak li ko wër mën nañ présenter demande boobu ci donc surtout région de Lombardia. à partir du 14 avril ba le 21 avril 2021 ñi nekk province Milano ak Lodi am fa résidence mën nañ présenter demande boobu. à partir du 15 avril donc ba le 22 avril ñi nekk résidence province bu mel ni Brescia, Como, Sondrio ak Varese ñoom tamit mën nañ présenter demande boobu. à partir du 16 ba le 23 avril ñi am résidence province bu ñuy wax Cremona, Mantova ak Pavia ñoom tamit mën nañ présenter demande boobu ñuy wooye donc bonus sostegno familiare toll ci 500 ba 1000 euros selon sa nucleo familiare fi mu toll ak bu dee da ngaa am minore ne boo jël in affidamento wala mu nekk ci sa nucleo familiare fino a 18 anni. ak aussi bu fekkee famille bi dafa am disabilità ci kenn ci ñi nga jël in carico. donc demande boobu ñu ngi koy présenté ci site Lombardia dinañ leen bàyyil après link bi ci suuf ngir ku bëgg a def demande bi mën nga renseigné wu ci CAF wala patronato yi ci région de Lombardia yépp ci province yooyu. de ce fait di nga mën a dem nga présenter demande boobu noonu. alors deuxième point bi ñuy ñëw mooy gouvernement bi ak mesures yi nga xamante ni bii fan yii yëpp ñu ngi ciy liggéey di ko jël di ko jël. bi ci njëkk mooy xam ngeen ne kii di Draghi barki démb bi ñuy présenté li ñuy wooy def il documento economia et finanza. alors xam na ne ci ne à partir de tey jii rek ci lundi bi alors activités yu bari démarré woon nañ surtout jëm ci wàllu donc njàng mi, école yi ubbi nañ. région yu bari tamit yoo xamante ne bi dañu nekkoon arancione ñoom passare nañ de arancione à gialle. ak aussi activité yu bëree bëri yoo xamante ni dañ ko restreindre wala ñu arrêté ko rek à partir du 26 avril bii di ñëw dinañ ubbiwaat moo xam restaurant yi la wala bar yi dinañ ubbiwaat anche dinañ ubbi aussi pranzo ak cena ndànk graduellement ba donc activités yi di continuer donc di améliorer wu. leneen liñ ci dool rek moom mooy xam ngeen ne région bu mel ni Sardegna alors Valle d'Aosta ak Puglia pour l'instant ñoom rek ñooy région yi nga xamante ne bi dañoo nekk zone rosse. bu passé loolu yeneen région yi ci des yëpp te nekk Italie rek alors dañuy passare de arancione à gialle. de ce fait activités yi dina mën a démarrer donc graduellement comme ni ko Draghi xamle bërki démb. ba tey ci waxtaan boobu noonu gouvernement bi amal kii di Draghi xamle ne gouvernement bi jamono ji moo ngi liggéey ci li ñuy wooye decreto sostegno bis. te décret boobu voté nañ 40 milliards di euro yoo xam te moo koy financé moo koy financé. ci biir loolu Draghi ci boobu moo xam ne dina amaat yeneen ñaari ratte reddito di emergenza, dina amaat yeneen ñaari ratte fondo perduto pour partita IVA yi, dina amaat tamit yeneen ñaari ratte pour bonus stagionale ak catégorie liggéeykat yooyu yépp ko war a am. donc Draghi moo xam ne loolu bërki démb ñuy njort ne rek ne sostegno bis bii di ñëw alors day topp ci sostegno bu njëkk bi rek alors prolongé waat mesures yi nga xamante ni bi jëloon nañ ko ci sostegno bu njëkk bi. xanaa li ci bees mooy catégorie gii ñuy wooye donc lavoratori agricoli yi te léegi ñu dugal leen ci ginnaaw bi ngeen xamante ni bi tey jii sax
syndicat bi jiite agricole yi ak ministre bi jiite wàllu agriculture ñu koy wax Stefano Patuanelli ak ministre bi yor wàllu liggéey Italie Orlando. alors ñoom ñëpp daje nañ tey pour doon waxtaane catégorie donc agricole yi ni ñu leen di dugale ci décret bis bi di ñëw dañ koy woowee il sostegno bis o il decreto aprile te ñu koy xaar entre le 22 avril ba fii ne aprile pour ñu approuver décret boobu ndax xaalis bi génn na ba pare donc toll ci 40 milliards di euro. alors leneen liñ ci leeralaat rek mooy il rem naspizzato ba tey ñoom ñu ngi bokk ba tey ci catégorie gi nga xamante ni bi ñoom dañoo jeexal seen Disoccupati le 1er juillet 2020 ba la donc le 20 juillet le 1er juillet 2020 ba le 28 février 2021 ñoo ñëpp dañuy duggaat ci il rem naspizzato ñu fàttali ne decreto sostegno bis bi di ñëw it bu yokkaato rem bi ñaari weer ñaari tranche ñi nekkoon rem naspizzato dañuy duggaat ci biir du ñàkk mu amat yeneen critères yoo xamante ni bi donc dina am nañ koy calculer waate ak ñi nga xamante ni bi ñoo daan am rem bi normalement rek te daan ko dugal famille yi wala single yi ak ñi jeexal seen Disoccupati ci période boobu. mais daal li ñu ñaax mbokki taalibe yi ñu dem ubbi SPID yi dem leen ci poste italien yi ngeen wut SPID boobu moo lay permettre demande boo bëgg a def dinañ la ko defal foo nekk mën nañ la ko faa defal fu nit nekk ci àdduna bi bu amee sa SPID mën na laa defal demande ak foo nekk mu envoyé la sa receveur ginnaaw bi nga xamante ni donc am nga réquisites yi ñuy laaj yëpp. fondo perduto partita IVA yi réquisites yi essentiels yi mooy déclaration réduite 2019 ak déclaration réduite 2020 moom la ñuy comparer pour am ci un calo di fatturato ba 30% ak sa SPID ak sa codice IBAN. ñu fàttali ne bépp partita IVA boo xamante ni bi dafa ubbeeku rek alors ci décembre 2019 bi partita IVA boobu kenn du ko laaj calo di fatturato donc mën na dugal sans calo di fatturato. li ñuy jeexale mooy IMS jamono bi ñuy préparé vidéo bi da wax ak yéen génn na benn circulaire nii léegi boo xamante ni matul 2 heures de temps. circulaire boobu nag alors mbokki taalibe bi yépp ñu ngi ko doon xaar surtout catégorie gi nga xamante ne bi boobu ba tey am nañ réquisites yi yëpp pour bonus stagionale bi ndax daaw dañoo liggéeyoon stagionale alors wala daaw jéeg ñu liggéeyoon ko te ñu dugaloon ñu rejeté leen wala amuñu woon réquisites yi te ren ñu matal réquisites yi wala ñu defoon recours kenn tontuwu leen alors ñooñu catégorie gu bëree bëri ñu ngi toog di xaar war a def demande bi à la fin ne IMS génn na léegi may wax ak yéen ni benn circulaire numéro 65 2021 daté gu ko nag pourquoi parce que nee na mi ngi in corso di lavorazione maanaam ci biir semaine bii rek circulaire boobu dina génn te li gën a fës ci circulaire bi mooy dina permettre ñooñu war a toog def demande bi di xaar ñu mën a présenter demande li mu gën a gaaw. leneen li ci des mooy date bi nga xamante ne bi dañ ko jàppoon ne ci la demande stagionale 2400 euros yi di jeex nekkoon ci le 1er avril ba le 30 avril alors dinañ ko puusaat ba le 30 mai loolu circulaire IMS bi leeral na ko tey kon leen rek moo des circulaire bi IMS nee na mi ngi in lavorazione in corso ñu xaar ko entro questi giorni balaa prossima settimana dina génn de ce fait demande yi mën a commencé. may ñaax catégorie gi nga xamante ni bii alors ñoom amuñu ko automatique ku ko amul automatique nga xam ne da ngaa war a présenter demande jarul ngay toog di xaar parce que boo toogee rek di xaar mën na am sa droit booy perte la te boobaa duutoo ko am donc gaaw leen ngeen dugal de ce fait ku dugal ci sostegno uno bi rek bañ sa demande nekk accolta yow sostegno bii di ñëwaat te nga xamante ni bii dinañ prolonger waat bonus stagionale pour yeneen ñaari weer rek alors yow automatique lay ñëw ci yow duutu doon loo xamante ni di nga ci am benn coono kon dem leen ubbi seen SPID yi préparer donc seen demande yi dugal ko ci dugal bu jaar yoon de ce fait di ngeen mën a bokk ci sostegno uno bi ak sostegno bii di ñëw wala il decreto aprile. fi ñuy jeexale mooy alors gouvernement Italie ak le ministère de la santé te kii ñuy woowee donc Speranza jiite ko comme ministre de la salute alors xamle nañ ne ci benn ordonnance benn note boo xamante ne mi ngi génn depuis le 16 avril note boobu dina nekk en vigueur depuis le 18 avril moo ngi en vigueur te note boobu day xamle ne léegi désormais bépp vol boo xamante ni bi da ngay jóge ci dëkk yi may lim di Sénégal Mali alors Cap-Vert Guinée-Bissau ak donc Gambie alors dëkk yooyu il faut ñu def test moléculaire bu am 48 heures avant ñuy départ te ci biir loolu tamit buñ eggee Italie dinañ leen soumettre à une période de quarantaine nu 10 jours biir 10 jours yooyu dinañ leen monitorer localiser leen xam fi ñu dëkk di leen suivre ba
dinañ defaat beneen test buy wane ne ba tey ñoo ngi nekk négatif. De ce fait ñu mën a continuer pour mën a donc circuler normalement. mais li leer ba leer daal mooy circulaire boobu génn na ñu koy wax donc ordonnanza jóge ci ministero della salute italiane di xamle ne bépp vol désormais buy jóge Sénégal, Mali, Gambie, Cap-Vert ak Guinée-Bissau da ngay présenter test moléculaire boo xamante ne bi donc dina am 48 heures précédent avant ngay ñëw. De ce fait boo eggee dañ la soumettre quarantaine pour 10 jours xool aussi cette situation fu mu toll ndax yaa ngi continuer di négatif ba tey comme ni mu doon amee rek Italie. alors li mbokk yi mooy li gën a fës ci vidéo tey bi duñ yàggal dañ leen ko daan tënkal rek di leen xamal ne fépp fu événement yi toll donc ak le déroulement donc des mesures dinañ leen ko digtal benn par benn ba keroog donc mbokki taalibe yépp di ci am lu leen leer. ñuy xamle ne daal li gën a am solo mooy di ñaax taalibe ñu dem ci poste italien yi wut li ñu woy SPID. de ce fait yow benn demande du la bokk, demande bu génn rek boo amee si SPID di nga ko mën a présenter te du am benn jafe-jafe. boo ko mënta defal sa bopp alors bu ngeen demee ci CAF yi wala patronato yi di ngeen leen ko defal te du am benn jafe-jafe. ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm, seen mbokk taalibe Mor Talla Sarr, Diourbel.